bismillah cay corona gi le ak nguuru Macky Sall gi le 24 heures yéene kaa ne 909 cas ci ñaari fanu yàlla laa la wax allahu akbar dama ne la flèche ba yéeg na de libération yéene kaa ne 529 cas loolu démb dong la de maar di taali ak ñeenti doomu aadama yoo xam ne dañoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun critique yéene kaa ne ñetteelu vague ba day waaw bilan ba kenn mës ta gis li laa la wax doomu aadama yi dee nag mbir ma kay jege na musiba mbaaba kuma lool sursaane juróom-ñaari doomu aadama ñoo dee ci ñaari fan laa la wax 909 cas allahu akbar la ilaha illallah fukk ak juróom benn yoo xam ne ay cas garaaw Sowetaas Abdoulaye Diouf Sarr ci tribune yéen kaay waaw mi ngi xam le ne vaccin piqûre yi day AstraZeneca dana dugg léegi dootul yàgg Johnson and Johnson gi moom it noonu explication professeur Koumba Kane day a communiqué Institut Pasteur waaw indi nañ ay gindi de waaye ak variant delta bi le ndekete benn dose doyatul de benn dose dong doyatul source ané Macky Sall day ma nga woon kër Momar Sarr moom président Macky Sall ci la solo yéene kaay waaw nee na 1250 milliards la ñu def ci ndox mi le ci juróom-ñeenti at yi taxul ndox mi dox de lancement dak ba ca kër Momar Sarr day président Macky Sall daal dinay félicité jaajëfal bu baax a baax ministre de la jeunesse nee na Fatmata Tall maa la ko wax ak Pape Malick Ndour njiital Prodac président Macky Sall ne madame la ministre Fatoumata Tall ginnaaw nag ba ma la jaajëfalee ci liggéey bi nga xam ne kon moom nga def maa ngi lay ñaax nga organiser nag ay mission yu bëree bëri liggéey bi dafa war a am kon suivi évidence ne ka ne xaw ma kan waaye nen ne Fatmata Tall day waaw président Macky Sall gërëm na ko sant na ko félicité na ko waaw Macky Sall ma nekkoon te kër Momar Sarr barki dem boo Njaay waaw terminé yéene kaay nee na di bu tànk ginnaaw Macky Sall Bougane Gueye Dany nga jëm kër Momar Sarr tey ji la ci altine ji yéene kaay day média gi ne jiital gëm sa bopp day waaw dugal na Mbàkke ci biir poosam comme nam ko defee woon ca Thiès maa la ko wax ndaje Mbàkke ma xumun na Bougane Gueye Dany ne Macky Sall mi lée tëlee daal la fi wone tëlee président boo xam ne mënoo wutal sax ay ñax corona sa askan wi lée waaye da ngaa incapable waay enquête yéene kaay ne Khalifa Sall na ginnaaw dañuy wax ne day ànd ak Macky Sall mi léegi Idrissa Seck waaw Khalifa Sall nee na dee illaa yow mi diin loolee amul Khalifa Sall ne gis nga muus lu geeg mbong lu gi yëpp ginnaaw visible ba mu demee ca Thiès ca la ne goloor yaa ngi dikk man nag lay defar meew ca boppam sax dama koo bëggul Khalifa bu laalee la toos yaram bi day génnee ay picc da koo allergie njiital taxaw Sénégal di Khalifa Sall day waaw daal di ne xamle carrément ne coalition opposition bu rëy mi ngi ñëw ngir daaneel kii di Benno Bokk Yaakaar laa la wax càmmiñel Vénusien Awa Ndiaye ak Ndiémé Baar lii la wax xanaa wax day leer 24 heures yéene kaa ne opposition bu Sénégal ba day waaw nee nañ Macky Sall saboté na dialogue ba ndax Macky Sall ci wàllum njuuj njaaj jaay doole rek la fas yéene continuer laa la wax te gis nga nag lu jëm ci wàllum démocratie ak république suñu tëjee buntu dialogue ya waxtaan daal dinañuy ubbi nag ay buntu xeex confrontation rek opposition ba day ci vox populi waaw nee nañ Macky Sall daal dinay tëj nag buntu waxtaan ya dialogue ya léegi nag xeex confrontation la ubbi dootul yàgg dara moo dootul di danañu ko joxe lañ ca mën a jàpp daal booy gis nga dialogue jurul dara dialogue xusma ñàpp la sur quotidien projet bi de réforme électorale ba waaw opposition ba xotti nañu kon ko ba front de résistance CRD M2D jot na MDS léegi la wax ak société civile bi day waaw nee nañ Macky Sall lii du ca dal opposition beeg noonu na li ñuy day ca dialogue politique ba waaw nee nañ li président Macky Sall atténi lée d'accord duñ ci tey te d'accord duñ ci ëllëg tribune yéene kaa ne opposition bi kay waaw nee nañ dañoo fas yéene jéebaane ci Macky Sall ci kër kilifa diine laa la wax da ko di yéene kaa ne taxawaayu opposition bi bu bees bi kay ci code bi lée wane nañu ko dañuy xeex buñ xeexul de Abdourahmane Diouf ci direct news waaw nee na suñuy banqaas yi ci boppam laa lay wax nii ñoo yegg suuf nous assistons à un chaos institutionnel parce que tey ji lée Sénégal daa yor conseil constitutionnel boo xam ne day dafa matul bu incomplet te Macky Sall le 26 juin 2015 xamoon na ne mandat wu ñaari membre conseil constitutionnel danañu jeex le 26 juin 2021 Macky xamoon na ko gaañaa nga ca local ya de Abdoulaye Khouma day ci direct news waaw nee na duñu nangu ay combine bëre ca mairie bu Kaolack boobee duñu nangu ay sondage di ko lal ci kaw président Macky Sall Cheikh Mahi Niass day nee na Abdoulaye Khouma patrimoine u Kaolack la Serigne Cheikh Tidiane Niass fekki na ko 24 heures yéene kaay ne lu mooy juróom benn weer moo dox suñu diggante élection locale yi day Thiès Nord am na luñ fay préparé de ak Habib Niang 370 groupement féminin xeexukaay la de Habib Niang ngay mobiliser de cay Thiès termine yéene kaay ne Thiès googee day waaw Abdoulaye Dieye mooy Jibi Diagne moo parent bu bees bi lée wala Mbaye Singer ndax wàllum social dimbali waa Thiès googee waa ko di door bee ko wax Abdoulaye Dieye de Le Quotidien yéene kaay ne Abdoulaye Wade day xamal na Ahmed Fall Braya lu leer mettre na ko en garde de ndax day wax ci turu parti bi te Ahmed Fall Braya dàq na boppam yàgg na Abdoulaye Wade ne yéen militant wu Ndar PDS dem leen ngeen boot ci ginnaaw mooy Yoro Faye te ngeen liggéey critique yéene kaay ne Sénégal day mi ngi sàkku ndimbal de lekk amu fi de Sénégal bokk na ci ñeent fukki réew ak
juróom yi nga xam ni kon dañoo soxla ku leen dimbali ci wàllum lekk jóge ca bitim réew waa FAO ko wax du samay kàddu de maître Assane Dioma Ndiaye gay ci bëgg soppi li mooy avocat wu Ecotra waaw nee na société yi nekk ci biir réew mi de dañ leen war a jàppale de wallaay gis nga Ecotra bis bu ko gars yi rey musiba mbaaba kumba goo xam ne dana am ci réew mi de mardi maître Assane Dioma Ndiaye ne ca jamono waxoon naa ko baaratal sénégalais taxaw ne du ca dal waaye loolee ba léegi ni lee dafa des mais Ecotra moom bis buñ ko tëjee musiba mbaaba kumba dana am Alpha Samb directeur exécutif adjoint nee na lu tolloog ñaari atu yàllaa ngi ni lée mënuñoo fexe ba am ay marché ñu koy xañ ci lu tegul fenn libération yéene kaay ne mbirum wuyu banditisme nga xam ne moom la ñu gis ne ca cantine ya atable ca marché Colobane waaw section de recherche day ñoo toj mafia ba laa la wax Babacar Diop premier adjoint maire moo ca doon lëkkaloo ak Idrissa Sall secrétaire général lu marchand yu Colobane yooyee waa ji tam daanu na ñetti atu yàllaa ngi nii commerçant yi versé ku nekk ñaari millions marchand ambulant yi diggante 300 000 350 000 ndeke la leen gars yi di dara amu ca dem naa ca lamb suñu lamb ne ña nga jëm na ci ñaari règlement de compte laa la wax Balla Gaye 2 Bombardier Pakala ak Forza Balla Gaye 2 ne Bombardier bu taxawee xeex ma wàccee ko dóor ko Bombardier ne Balla Gaye 2 bu ñëwulee ma jëli ko te dóor mu daanu nag mën na cee am laas procureur de la République ay génn na ca pataaralam nga de Serigne Bassirou Gueye nee na maa ngi nii te maay procureur u Ndakaaru ba léegi ni lé waaw kay yow lañ doon wër kaay Serigne Bassirou Gueye ak lu mu fi nekk du tax Sénégalais yi fàtte pétrole bi de déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal ñoo tàllal loxo te loolu ak xiif ak leen di rek waxuma ko de ay waaye suñu autosuffisance kañ lay doon alimentaire ba woo ko wax way mbootu ay xeet yële du man évidence yéene kaa ñëw ak ñun ci njiitu réew mi nee na wéli nee mojji nee gongo waaw dégg enquête yéene kaa ñëw ak ñun ci xaaf mi ñu doon wax dana ànd ak Macky wala Idrissa Seck xaaf nee na mbong lu muus lu ginnaaw tournée ba nga dem ca Thiès naan goloor yaa ngi ñëw xaaf nee na gis nga même la ñuy defaree meew yàlla moom dafa dogal bu ko jegee yaramam bi day génnee ay picc da ko allergie kon pare na ca meew du meew du goloor yaa lii la càmmiñal Vénus Dieng Awa Ndiaye ak Ndiémé Baar wax xanaa léegi wax ji leer na waaye Gloria bi nañ ko jaglelee feneen lan laa leen waxoon fii waaye loolu du xaaf bu dee da ngeen bëgg ku leen dimbali ngeen doon wuti ko bees Direct News ñëwal ñun ci Abdourahmane Diouf nee na nous assistons à un chaos institutionnel Macky Sall juin 26 juin 2015 mais xamoon na ne mandat wu ñaari membre conseil constitutionnel mais day jeex le 26 juin 2021 conseil constitutionnel boo xam ne bu incomplet yow foo ma sa gis loolu Ablaye Xuma nee na du ñu nangu mukk ay combine bëri ci mairie bi ay santas dal ci kaw président Macky Sall kooku yow rek la yéen la waa APR 24 heures ñëw ak ñun ci saboté na dialogue ba il a saboté le dialogue Macky moo saboté dialogue bi ba mu neex lu ko neex la ca jël dugal ci poosam la neex opposition bi fële la neex askan wi fële moom la ko neex point parce que opposition bi nee nañu Macky Sall ci boppam moo fas yéene continuer logique gu njuuj njaaj logique gu forcing comme il vient de fermer les portes du dialogue et si tu fermes les portes du dialogue tu ouvres celle la contestation. point Ablaye Wade fere nee na Ahmed Fall Baraya de Baraya wuyu ma Yaas Wade moo de Baraya non Yaas tey da nga waroon Baraya pour ma wan nit ñi kaay non kaay dama lay wax benn affaire bu ndaw affaire la affaire la waaw ñëwal yii gis nga seen colin yii seen colin lay xool xoolal ma lii rek lii di yaa tey bañ a ñëw fii yow yaa tey bañ a ñëw fii dégg nga ko kaa yaa ngi nii Yaas est devenu un cas jàmm 900 cas en 48 heures feles baa ngay monté Bougane Gueye Dany ne lii mooy wane incapacité Macky président boo xam ne yow ay pikiir sax mënoo koo wutal sa askan Abdoulaye Diouf Sarr ne AstraZeneca Johnson and Johnson danañu dikk dinañ ñëw la wax mais xam nga buñ ne y'a que 6% des Sénégalais
yu vacciné wu mais y a problème yaas. un gros problème. 6%. téeméer boo jël juróom-benn ya rek. sondage bi ci local yi doy na waar. sondage bi lu mu joxe yoo dina jóg fuñ ko foogee. tsunami. Baadu. tremblement de terre. gone gi sant ba dee boo leen gisee punkal mi waar ko bu mu leen bett. wala Amadou Ba. ah tey tudduma tur. sant ba ala alaaj. non Amadou Ba mooy nekk candidat. waaw alaaj ci loolu lan Dakar. waaw alaaj dañoo nga yónni yoon direct. Amadou Ba lay doon de. alaaj temps yi ku lay sañsel costume africain yi. tubaarkàlla de ay kay moom daa dellu ci ay 15 ans wam. alaaj temps yi sa 15 ans nga ne. 15 ans loolu dama koo seetlu quoi. 15 ans sax. am na loo ñuy nëbb nag. ci la bu dee da ngaa yor lu ndaw ci suuf di ñu ko nëbb. wala takk suuf mais wax ñu. liggéeyu soxna yi la rek. non non liggéeyu soxna yi la. non alaaj ay bu dee da ngaa takk suuf lu ndaw di ñu ko nëbb. alaaj nga wax ñu. non Alaaji du nëbb. dégg lu ma la dara de. non dégg lu ma la dara de. non kenn wax yow xanaa yow kon li ñu lay tuumaal dëgg la. man de say as laa xool ak sa leer. barki yonent bi kenn waxuma dara. man maa am njort. comme que demoon mbir ma daa dee Tiwaawan. njort laa am rek ne da ngaa jëlaat ko si. waaw njort gi rafet na nag. non alaaj kaay. il faut nga leeral ma. Alaaji de njaamu leeral la tey njaamu leeral. alaaj est-ce que takkul takku suuf. merci beaucoup El Hadji Ahmed Aïdara. merci beaucoup Mamadou Fofana. yéen ñii di peintre professionnel du bâtiment wala particulier fagaru leen ak Silflex bu coloris balaa nawet bii di ñëw mbaa xam ngeen ni Universal Color ànd ak expert coloris yi indi na leen revêtement étanchéité lii mooy Silflex bu coloris léegi moom mur toiture façade yuy seen jeex na ak Silflex da ngay tàllal ba fu la neex teg si dafa yomb lool moisissure moom ñemewul Silflex taw ak naaj moom waxi noppi ngir yeneen di leeral woote leen si 33 822 34 21 wala ngeen dem si sunu showroom 55 rue Moussa Diop dem leen itam si sunu site web www.universalcolor.sn sur rubrique système d'étanchéité. Coloris, ta vie en couleur. da nga xam ne kon soo moyul ndawal tabaski ji kenn du ko booleex mburu ndax la ñuy ñaxtu du lenn lu jégal mburu mi baguette bi ñu yóbbu ko si ñeent fukk wuteex fanweer yi nga xam ne moom lay jar daañ ci dikk si bile jotaay xibaar dañaadu it jëmale ci wàllu dem beex dikk bi ak nag kuréelu l'intersyndical bu G3 grève ko ñaari fan la ñu fas yéene sumb door ko tey ji si altine ji ñoom kuréelu syndicat bi am ñuy liggéey ci bus tataay la ñuy réclamer maanaam sàkkuteef ga du lenn lu xaatim déggoo nga xam ne jotoon nañu ko rek xaatim ak autorité ñu daal di koy jëfee wàllu politique opposition bi nga xam ne ñoom ñoo teg seen tànk fa nga xam ne rek fa la ñu ko teg ba léegi ànd seex waa FNR M2D ak jot na ñoom nag ñi ngay joxoñ baaram njiitu réew président Macky Sall di ko xam ne ni kon dialogue politique bi moom ci boppam moom moo ko saboté lu njiit njaag moom moo di njaag ndax nag lu jëm ci nouveau code bi nga xam ne moom la ñu fa doon waxtaanee bëri na ci ay ponk yi nga xam ne moo ëppoon solo te ba fii lettu si askan wi wala mu firi leen ci te la ñu war a voté tey jii sa pencum ndawi réew moom faw ñu xoolaat ko tàggat yaram bu ci tolloo Pape Mante boobu lañ si àndal fas génne ko ndaar képp ak li yéen kaay xëy dëx ñaanda Cheikh El Hadji Ahmed Aïdara ngeen taaxilu bu fekkee jàppandi na ñu wàcc si tali bi saytu dem beex dikk bi ñëwaat Yacine. Voici Trafic News. Trafic News bonjour na ngeen def ana ku fi ne. oui ñoo ngi fi rek Yacine ça va. Ava Diatta. oui ça va na nga def. ça va bien mbaa da ngaa biddanti. non maa ngi jàpp de 7 heures j'étais en ligne. ah xam naa déggante wuñu woon dëgg la kay. waaw loolu la waaw dëgg la aywa foo nekk. voilà li nga doon wax sànq ci journal bi loolu laay dooree ak grève bi Tataay conséquence Tataay ñu d'accord ak ay nit ñi ngay xal yi à lieu de travail ci route nationale bi c'est la grande affluence xatoon na waaye xam na ci diggante rond-point bu Sicap Mbao jëm ci côté de Poste Thiaroye bañ ko dépassé aussi buntu Pikine au niveau de l'intersection faudra patienter ci boobu lay accès su ko defee aussi au niveau de l'échangeur du Technopole yéen ñi transité ci Technopole bi bàyyi ko Pikine aussi jaare ko Kouronar su ngeen ñëwee ci accès boobu lay yéex na laata ngeen di jot ci péage bi autre complication c'est rond-point Cambérène toujours compliqué ci tracé boobu la yéen ñi bàyyi ko fi nga xam mooy ci péage bi Pikine ak Maris yëpp daje foofu la tax na ba xat na avec l'aide de la gendarmerie ñu ngi def lu ñu mën ngir gérer boobu la situation ñu dépassé ko utali Padoa foofu la mën nga fa jaaree utali parcelle bu Nabil Choucair wala boog sur l'axe Mariama Niass vers l'échangeur de Hann des ralentissements vous attendent sur ce trajet Yacine Seck. C'était Trafic News. aywa merci beaucoup Aba Diatta fexeel ba dugg nag après journal bi dégg nga bu soobee yàlla moom bay jaay mu bàyyi liggéeyam bi. aja yenn si ay ponk dañu koy jukki fas yéene ko waxtaanee ànd ak le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay maam maa ngi nuyu Yacine. Birahim salaamaaleykum Birahim.
weekend bi saa yi waaw tubarkalla neexoon na lool. tubarkalla kon baax na alhamdulilah. ànd Cheikh Birahim Diadji Touré. ñu ngi siyaar bu baax. borom café gi nee léegi da ci yokk chocolat. waaw. du ma ko ci dugal nag mais. da nga ciy yokk noonu naa ko yëy à côté. waaw da nga ko teg à côté. yaa si ñëw looy def. moom na sec rek def si limon sax ma naan. yow de corona du la jigéen ñu koy door sa Ndar goxu maam Kumba Bang foofee ña nga xam ne ñoo yëngu ci bayum soble jamono ji njaax la ñu def ak wàcc ak tabaski ji nee nañ bay nañu ba noppi def ko ci ay saak te mu ngay tuuru ca mbedd ya rawatina sa taliba la ko waral du lenn dul ñàkk gis ay client looloo sabab ñuy sàkku ci njiitu réew mi mu wax si ñu ànd Cheikh Babacar Niang. ton saaku soble moom la ñuy seen ci booru tali bi mu nekk ab situation bu metti nag muy fësal ñàkk njar bi ñu nemmeeku nag ci soble soosu ñi nga xam ne ñooy baykat yi nekk ci vallée bi nag am njàqare lool. suñu soble baa ngi nii ci la ñu yaakaar fay ci sañu emploi ci la ñu yaakaar noog sañu njaboot ci la ñu yaakaar fay banque bi pour mën a liggéeyaat soble baa ngi nii ba léegi demul Macky Sall yow la ñuy interpellé gannaaw yàlla pour nga ñëw jàppale ñu ci ndax sañ soble bi mën a jar. boo jugee Jama dem ba Mbaan jaar Jagambal ci leen Njaay Mberes pont gendarme foofu yëpp saaku soble yaa nga ni fa gàññ ñi nga xam ne ñoo koy bay jaaxle loolu di joxoñ baaraam ñi nga xam ne ñooy autorité locale yi waaye tamit ñii di agro business yi. parce que fan yee si gannaaw dañu réunion woon bi ñu réunion ARM la ñu réunion ñu ni béykat yi nañu arrêté 7 jours multinationales yi aussi arrêté 30 jours mais bi ñuy reprendre agro business yi dañu reprendre ànd ak ñun moo tax ñu indoone marché bi ba nga xamante ni benn producteur mënul jaay soble. ndax ñoo ngi jël ay saisonniers ñu ni jël dañ leen di fay te mënul jaay pour rembourser ko doo mën a dem lebaat pour fay saisonnier kon y a problème. kon président nanu ges mu nekk situation bu metti nag boo xam ni baykatu soble yi ñu ngi koy dund fii ci département bu Dagana ñoom nag seen yéene mooy autorité yi dégg leen ba ñëw rek wàllu leen balaa soble bi di yàqu. fii ñuy préparé tabaski yi ñuy gis ay soble yuy yàqu ndax ñàkk gis client. li Babacar ñu ngi wax daanaka moom moo leeral yëf yi agro business bi muy ñi nga xam ne dañuy jënd di jaay di chercher bénéfice. bu fekkee tiit nañ ñu soble bi ñuy béyee fii Sénégal xëy na mun na teel a yàqu seen loxo bu amee lu lamb ci tabaski gi seen calcul yooyu ñuy def noonu xëy na traité directement ak multinationaux yi daf leen di gënal mais loolu musiba la ci am réew boo xam bëgg nga développer sa agriculture c'est-à-dire que gouvernement bi moom moo seetaan moo mën a jël ay responsabilités pour aider baykat yi tey ki doon bay soble bu fekkoon doon soble dafa manqué ba baykatu Sénégal bi di jaayee soble kilo 1000 francs nga gis gouvernement bi lee mu dugal ci loxoom. mais moment bi nga xam mënuñoo jaayee kilo lu ëpp 200 francs muy lamb ci seen loxo duñu wax dañuy toog rek di seetaan et loolu mooy gravité bi loolu mooy métit bi nga xam ne am na ci et accompagner wuñu leen xam nga waa Saint-Louis la ñu wane mais fi la gën a jigee ci àllub jandeer bii ñaay bii nii soble saa ngi fi ni gadd ay tonnes yi tonnes li ci gën a métti mooy dañu jël ay surga di leen fay dañuy defoon prêt ci banque yi mais soble baa ngi yàqu ci seen loxo mënuñu am place bu ñu ko conserver donc it nag béykat yi faaw ñu jéem a soppi méthode xam ni amuñu affaire ak gouvernement bu leen di bàyyi xel. ñoom ñi nga xam ñoom ñooy bay la ñuy consommer ñu jéem a xalaat itam ëllëg nañu jéem a xalaat wàllu transformation nañ ci xalaat. bañ a bootu à 100% ci gouvernement parce que soble mën nañu ko transformer comme ni ñuy def pomme de terre bi di ko dugal ci chambre froide yi mu mën a dund ay 6 mois wala lu ko ëpp nañu xalaat ci loolu. fan yii rek ñu ngi doon wax ne tension moo am ci li nga xam ne mooy njëgu denrée yi lu ci mel ni soble pomme de terre si marché bi alors que si zone des Niayes ni kay laaj waxee wala sa Ndar soble baa ngay nëpp. solution yoo xam ne gouvernement bi ak baykat yi ñoom foog ñu jël ko benn bi mooy il faut ñu mën a diversifier seen production maanaam ngay bay soble. chaque année muy nekk ci sa loxo di ci des. mënoo ko jaay mënoo ci def leneen mais. wutal peut-être benn ci ay hectares yoo xam ne soble nga koy bay nga wut beneen hectare boo xam ne mën nga ci def leneen nguur gi jàppale la ci bu fekkee ne am nañu jumtuwaay yooyu am na ci ay jamono Abdoulaye Wade indiwoon na fi ñuy bay ay haricots selon les saisons ñu dugal leneen diversifier ba nga xamee ni baykat bi duñ koy ràññee ci soble kese boobu benn solution la muy diversifier seen production beneen bi mooy soble boo xam ne nit ñi utiliser wuñu ko fii wala ñi koy utiliser bariwul mais na ci nguur gi ànd ci ak baykat yi cette solution boo xamee ne dañuy dem vers l'exportation par exemple de ces produits nga xamee ne du jëm ci say loxo mën nga koy exporter ci réew yoo xamee ne soxla nañ ko gis ni ñuy demee ñun di importer ceeb wala ñuy exporter li di jën bi ay multinationales di ci dugg di ko yóbbu feneen mais ñun bu fekkee ni soble bi ñuy bay utiliser wuñu ko fii amuñu moyen de conservation mais dañu wut solution boo xamee ni mën nañ ko exporter mu jëm ci yeneen i réew yu ñu jege ñu mën cee am seen wàll mais ñetteel bi mooy
par rapport ak conservation boobu il faut nécessairement que nguur gi jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy producteurs yi ak ñiy liggéey ci wàllug soble mais ci jàppale boobu il faut nécessairement ni ñu koy waxee ni chaque année day am benn période boo xam ne dañuy tëj frontières yi ba du ñu importer soble ndax tey boo demee ci kër nit da ngay gis borom kër gi ku jigéen gi mi ngi togg ne la man je préfère soble bi may importer que soble mbay bi ñu jëlee fii c'est parce que dans la culture wala ci seen subconscient lu jógee Sénégal sax dañoo jàpp ni baaxul wala dafa dese baax. mais loolu liggéey la boo xam ne nguur gi da ci war a ànd ak agriculture ànd ceeg ñu ci war a àndal ñëpp ba nga xam ne nit ñi dañuy jàpp ni soble bi ñuy bayee fii non seulement moo gën a sain moo gën a bees ndax soble bi ñuy importer doo xam ñaata temps lay dekk ci port Dakar bi wala beneen port ñaata at lañ ko fa exposé wala ñaata weer lañ ko fa exposé avant ñu koy dugal ci marché bi te ministère du commerce na arrêté comme ni mu koy defee chaque année am période boo xamee ni importation yenn denrées yu ci mel ni soble dañ koy dakkal pour permettre ñi nga xam ne ñoom ñooy producteurs locaux yi ñu mën a écouler seen marchandise. su weesoo ñaxtuk baykatu soble yi gëneenug ñaxtu mu di ñi di lakk mburu ñoom boulanger yi nee nañ soo mayul tabaski ji du ñu am mburu bu ñu booleel ndawal li la ko waral du leen lu dul la nga xam ne rek nee nañu ab réglementation bu ñu waxtaane woon la ngalawaan ñu ko appliqué ba noppi it yokk njëgal kilo mburu mi yóbbu ko si ñeent fukk rassemblement des boulangers du Sénégal ak nag fédération nationale des boulangers du Sénégal jamono ji ab tournée la ñuy amal dem ci yeneen diwaan yi fekk fa seen i naataango waxtaan ak ñoom jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel Bada Gassama bokk si ñoom ñu teewlu ay kàddoom. réglementation bi nga xam ni moom la état bi jëlan pour ni ñu war a jaayee mburu nekk ak façon bi ñu ko war a jaayee te état bi génn ci loxoom bokk na ci itam mburu bi nga xam ne moo war a jër 200 francs ñu waxtaan ak boulangerie yi jox leen ndigal ñun ñëpp ñu liggéey mburu bu 200 francs bi pour Sénégal gi yëpp moo ëpp qualité gën ci askan bi. est-ce que mun nañu xaar lii rek ngeen dem ba perturber secteur bi. mën nañoo dem ba ci tabaski sans pain. tabaski sans pain loolu dina métti li nu daal moo gën a métti parce que booy xool daanaka mën nga ni lu presque lu mat ay 250 boulangerie ba 300 boulangerie ñoom tëj nañ fi mu ne te boo doon jëlan boulangerie yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal 1800 boulangerie xamal ni 1000 boulangerie yëpp ñu ngi ak ay boroy jàmbur te état Sénégal xam na ko te jéemu ci dara. tabaski sans pain dina métti trop te dina métti si njóobeen yi de élage mais xam nga lii nii maam situation bii nii. kanam la jëm. parce que maam bu tey boo amee sa boulangerie boo xam ne boulangerie traditionnelle la doon def mburu tappalappa dañu koy tam ñoom boulangerie yi tubaab yi nii. ñoo tam boulangerie tappalappa yooyu. et Dubaï moo ñu raw noo Arabie Saoudite ñoo ñu raw noo Turquie ñoo ñu raw noo mais boo dee na nga fay fekk xëbës. c'est-à-dire que dañu bàyyi boulangerie moderne muy liggéey mais ñu bàyyi ñu accompagner boulangerie yi nga xam ni day lakk pain bi nga xam ni pain wu cosaan la tey am na ay petite boulangerie yu nekk Sénégal fii Dakar yuy defar ay pain yoo xam ne dugub lay nekk ay pain yoo xamante ni bii nebedaay lañ koy defaree sap-sap ay pain yoo xam mboq lañ koy defaree parce que dañuy def divertissement gis nga même façon mburu bii ñu naan boo sañee te parce que sans pain bu ñu lakk mburu man ñoom laa àndal de parce que ñu ngi ci côté privé bi te ci Sénégalais bi néew doole la ñu féete mais dama ni boo xeexee lëf ni yow yaa am vision yaa am doxalin dóor ci kaw taabal yi gouvernement bi jàppale la nga ni benn farine dong moo baax muy mburu moo baax muy bi ñuy defaree bele te yow bele ba yoo ko danga koy importer nga ni benn lakkukaay dong moo baax muy boulangerie bi ñuy importer jënd matériel yi ñëw installé ko nga ni képp kuy lakk mburu te bokkoo ci ñoom qualifié woo ñu bàyyi lakk métier bi mais doxalal mais boo nee mënoo ñëw nii état bi dafa leen teg ay réglementation yoo xam ne xel nanguwu ko alors ay jamono Grand Moulin dong moo fi nekkoon defar farine am na NMA léegi am na Sedima am na KFC xaw ma mooy Turquie yi nekk yoonu Tëngéej waa Avicenne ñu commencé di installer ñoom itam ay unités yu mag a mag mais usine farine yi mënut a gën a yokk Sénégal alors boulanger bi toujours di gën di joytu y a un problème problème bi mooy faw gouvernement bi dellu soit dóor ci kaw taabal ji ñu def benn ak benn ñu séddoo ko ñu bàyyi lakkatu mburu traditionnel yi am na benn yow xam nga ko sax yow Mambay un certain Ndoye te mu dëkk Tëngéej te muy liggéey ci affaire gaz. Ndoye gaz. mais Ndoye gaz day defar ay boulangerie yoo xamante ni bii ay petites et moyennes entreprises yoo xam ne Birahim man su ma amee benn unité sama quartier. du ma coûter sax lu ëpp 3 millions. mais Birahim mun naa assurer quartier boo xam pratiquement 10 000 personnes dañu fay yeewoo mun naa leen assurer di leen alimenter mburu lu bon ma employé 5 personnes. et ay dizaines yu mel noonu yoo xam ñu ngi fi. malheureusement Sénégal njublang gi ñuy dundee ñu ëpp ci ñoom surtout ci wàllu politique gi
bi ñu gisee unité yu mel noonu gouvernement bu Sénégal amoon na yéene benn moment financer ay GIE yuy liggéey ci petite unité yu boulangerie yooyu mais xamoon nañ def Chine la ñu dem jënd ji fay unité yoo xam ne unité yi ñu indi woon maam yépp yàqu na te gisuñu ko réparé parce que Chine la ñu ko jëndee pour wax la xeexoo gi nekk ci suñu bi c'est-à-dire que ñun Sénégalais bi ñun ñoo bañ développement et c'est ça qui est grave doy na waar ñaan tabaski sans bruit léegi ñoom bu ñu lakkul ñoom boulanger ñoom ñooy perte ñoom itam ñun ñu lekk ñu lakk suñu yàpp lekk noonu lu am solo ay ñu àddu jëmal ci l'intersyndical bu G3 moom nag dafa ëmb syndicat bi ëmb liggéeykat yu bus Tata Aftu ñaari fan la ñu fas yéene toog banque seen yoxo duñu liggéey ñoom duñu daw ci tali bi door ko tey ji si altine ji muy chauffeurs yi receveurs yi ak it régulateurs yi ñoom nag nguur gi la ñuy joxoñ baaraam rawatina mu wax ci autorité Aftu ndax dañoo gis ne wàllum contrat yi cotisation sociale yi waaye it heure yi ñu war a liggéey yooyu yëpp faw ñu xoolaat ko ñu ànd Cheikh Amadou Samb bokk ci l'intersyndical G3 xam nañ ne fi ñu jëm ñun ragaluñ fa parce que semaine bii ñu jëm ni muy lundi on va paralyser le réseau de l'AFTU dans la région de Dakar donc dañuy grève lundi dañuy grève de 48 heures la ñu wax su dara amul ñu renouveler que suñ koy renouveler nag on va nationaliser le combat parce que AFTU région de yi nekk Sénégal yëpp la ñuy paralyser système bi tey nag dégg nañ ne ñoom ñi ngi doon réunion ak le ministre ñun ragaluñu li ñuy wax mais mënuñu si dara parce que ñun dañu dee ay liggéeykat yoo xam ne 15 ans da ngay xëy 5 heures du matin wàcc 23 heures di la fay par journée loo xam ne code du travail nangu ko amoo congé ni congé de maternité jigéen ñi ku si ëmb ñu dàq la ñooñu buñ ko mënee 15 ans population bi war nañu mënal ñaari fan yi député du peuple wàllum contrat yi waaye it heure de travail yi cotisation sociale bi loolu yëpp ci boppam bëri na ci ay entreprise li koy ñaxtu ñoom waa AFTU moom la ñuy ñaxtu xam nga liggéey ko AFTU yi li tax ma ànd ak ñoom yàlla daf ma dimbali ma fekkee première conférence de presse bu Mamadou Seck bi nekkoon maire Mbao moo nekkoon jamono jooju ministre des transports ak infrastructure ci hôtel Novotel ma nekk jeune reporter ci radio Futur Média ak un certain Ousmane Diop bu Thiès bi moom seen bus bi monté AFTU yi donc dama fekk première conférence de presse boobu noonu li ñu tënk mooy formaliser secteur transport mais milieu nag bu ñu ko formaliser liggéeykat ba dafay am contrat liggéeykat ba dafay am cotisation institution yi muy IPRES muy caisse de sécurité sociale liggéeykat ba dafay am ay heures yu muy liggéey di ko wàcc di ko noppal dafay am ay jours de repos dafay am congé mais yooyu est-ce que am na AFTU liggéeykat yi loolu la ñu demandé kon ñi moom bus yi ñoo doxalul dëgg parce que contrat ba loolu lañ ci tënk pour nga am bus ñu jël sa ñaari car rapide dem yóbbu ko côté Mbao yàq ko mu yàqaatoo ñu yombalal la nga am tata bu baax charte yi loolu la woon liggéeykat bi da nga koy embauché mu am contrat am congé am ay jours de repos am bulletin de salaire nga koy cotiser IPRES ak caisse de sécurité sociale mu am heure de travail mais yooyu amul comme yooyu amul nag liggéeykat yi ñoo nekk ci dëgg ñi moom tata yi ñoo nekkul ci dëgg gouvernement bi nag comme loolu taxaw mu sos tata na leen recadré waat jubbantiwaat leen sinon renouvellement parc automobile bi ñuy wax ay caaxaan dong la. ci lu wér Birahim. dañu nekk ci dëgg dañu convoqué seeni syndicalistes. parce que ñu ngi xamal ni ñi doon wax am na ci ñett ñoo xam ne dañ leen convoqué. parce que ñoom ñooy syndicalistes yu doon xeex. wala ñuy xeex pour seen liggéeykat yi. wax naa ko sànq xeex bu légitime la ni ñu koy waxee ci ay artisans. président de la République dañuy formaliser dañu génn ci informel formaliser moom li ciy jiitu mooy contrat li ciy jiitu mooy cotisation nga mën a boo demee ba retraité xam ne dencoon nga liggéey nga mais tey nga nekk ci benn bërëb liggéey fa 25 ans 30 ans retraité dem toog di seet leen loo def parce que amul fenn fu ñu la cotiser nga ne ancien chauffeur nga ci bus Tata wala AFTU wala yaa nekkoon receveur wala yaa nekkoon contrôleur et cetera pour zéro finalement ça ne sert à rien. mu ngoog ñoom sax responsable syndicat bi tey ji suba dañuy amal ab ndaje ña ngay sàkku ci njiitu réew mi président Macky Sall mu wax ak responsable AFTU ndax nag lu njiit njaak ñoom ñoo di njaak ñu àddu jëmale ci directeur bu SAMU assistance mu ngay dànxaafu bu noppi di yëkkati kàddoom moom docteur Babacar Niang nee na jamono ji situation bi dafa critique ci xeexu mbas mi ak troisième vague bi ñuy dund nee nañ am nañu fukk ak ñeent ci waa tawat ñoom si seen kër googee ba noppi benn bu nekk ci réanimation te dañu am ay jafe-jafe ci wàllum oxygène ak nag wàllum lal docteur Babacar Niang ay kàddoom ñu teewlu ko.
waaw affaire bi dafa tar ba fi tar mën a yem parce que nee naa la ñun bokkuñu ci système bi mais avec urgence na ku jaaxle malheureusement day ñëw ci ñun depuis bi feebar yi commencé la jëlee aménagement presque 10 chambres yooyu tey fees nañu li ñu gën a jaaxal tamit dañu am benn malade bu war a nekk en réa ñu wutal ko place partout mais SAMU national nee na amul fu mu ko mën a amal place réanimation benn cas moo nekk dans la vraie salle de réa beneen bi moom ci chambre ordinaire la nekk. Justement, est-ce que amu leen souci oxygène? waaw oxygène ñu ngi ci bon tar na tamit oxygène moom ay 400 000 oxygène la ñuy jël boo ko tegee ci ndonu malade bi day gën a méttiwaat encore nañu di jóg daal seen bopp ñu commencé raxasu les mesures barrières yi moom kooku moom lu ko ne dañ def efficace partout dans le monde. ñu wutali sa mbuur ak ngexoox ba sa ngexoox foofee jigéen ñi jamono ji ay jafe-jafe la ñu jànkoonteel ndax ngir ñu faju ay consultation prénatale faw ñu dem ba fay nga xam ne moom mooy ay kilomètres ngir nag mën a faju te loolee moo leen metti ba noppi ñoom jigéen ñi nga xam ne ñoo tënku ci mouvement bi di ngexoox bu bees ñu ngay sàkku ci gouvernement bi ñu taxaw leen ci jafe-jafe ndox yi ñuy jànkoonteel ñu ànd si Xalin Badara Sonko. ci ab assemblée générale bi nga xamante ne moom lañ doon amal jigéen yi nga xamante ne ñoo fare ci mouvement Ngexoox bu bees naqari situation dëkk bi. jafe-jafe gi jigéenu Ngexoox moom ñi fi toog ñëpp xam nañ ko root bu metti courant amu fi ndox amu fi jigéenu Ngexoox amul fu mu mën a jóg rek dem rek. liggéey yi fi mu toll nii ñu bëri ay ngapparu la ñuy dem sali ay somone di fobeere di def ay affaire liggéeyu bon léegi nag ñun te dëkk boo xamante ne nii autant ça fait 30 ans ci ginnaaw les Petite Côte bi ci ñun lañ daan identifié wu. ñoom nag ñu jàpp ni maire bi nga xamante ne moo fi nekk jamono jii di Pape Diouf amul benn bilan bi nga xamante ne mën na ko présenter askanu Ngexoox. parce que lui à lui seul avant d'être maire il ne pouvait pas sillonner la population de Ngexoox pour di leen jox ku nekk 100 000 wala 200 000. yii la jigéen ñi fare ci Ngexoox bees ñi ne dinañ def ay porte à porte ngir gën a soññ ndaw ñi ñu dem jëli seen ay carte électeur. El Hadj sa Ngexoox la de waa Ngexoox bu bees. jafe-jafe yi. ki doon wax nii lu mu wax rek am na lu mu bàyyi. ci ay maire yu amul vision ñàkk xalaat. ci ab assemblée générale ci ab. di wax maire yi boo xam ne atelier vulgarisateur sax installé woo ko. mu nekk revenu buy dellu soit ci Ngexoox garage bi dafa dellu gannaaw marché bi dafa dellu gannaaw cetu dëkk bi dafa dellu gannaaw. sën yi utaluñu ko soglaay. lampadaires yi dañu koy yu solaires yi dañu koy samp ci buntu kër militant yi boo nekkee militant ñu ne samp leen boo nekkul militant bu mu am lampe. bu ñuy teg samp ay poto lampe même yu Senelec da ngay dem quelque part ñu ni fii buntu kër Mansour Diop la wala fii buntu kër Massamba Dieng la. yemale leen fii poto lampe yi bu mu koy jéggi. parce que daf ñu opposé wu fekk na nit ñi taluñu sax politique. mais ñun li ñuy xalaat mu ëpp doole yow maire. parce que da ngay falu di follee ko dafa am ko remplacer dañu lay remplacer ñun on est là pour le peuple. yëguñu politique xooluñu sa toogaay boobu. mais mënuñu seetaan ci façon bu ñuy massacrer population bi. jël ndox mi jox ko waa S2 te xamuñ yenn condition la fekk fay installation yeneen ñu exiger nit ñi yeneen abonnement c'est-à-dire que jaay doole goo xamante ni bii moo am foofu noonu kenn mënul imaginer lan la et mais li ci kanam rawul bët parce que bu fekkee mënoo daaj taabalu gerte caaf. après nekk ci bopp benn localité am lu bëri man lu bëri mais li ci kanam rawul bët. en tout cas. ku ñu audité wul ndax li nga féete ak nguur boo foolee ko mën nañ la audité. loolu moom leer na gis nga xëyoo wàccoo nekk chômeur di ànd ak di nekk di fréquenter maire yi. nekk chômeur ba noppi bëgg a dawal 4x4 bëgg a tabax ay immeuble fen la dëkk bii ku liggéeyul du tedd. te loolu moo am Ngexoox moo am yeneen i dëkk yoo xam ne xam nañu ce qui se passe ñii nee naa li ñuy wax am na luñ bàyyi. am na luñ bàyyi. mooy wax semaine bi passé ni gis nga maire. du profession fonction la dañ la koy jox pour benn mandat 2 mandats boo paree nga joxe mais balaa nga koy joxe la nga war a liggéey ko ba nga xamee ni boo fa jógee ñu ne kii di def na nangam moo tax élection locale yi ñu war a jëm bu dee dina am. ndax ba léegi commencé na ni indi ay coow il faut nécessairement que ay changement am par rapport ak mairie yi mais leneen mooy kii dafa wax ci wàlluk ndox. Mambay il faut nécessairement que nguur gi am fitu auditer la gestion de l'eau sur tous les plans et pas seulement ci ministre bi fi nekk tey mais depuis 2012 muy ci lu jëm ci gestion forage ruraux yi muy lu jëm ci ndox bi ñuy dugal biir Dakar yenn forage yeeg yeneen ak yeneen Macky Sall le président de la République qui annonce 550 000 mètres cubes supplémentaires par jour pour Dakar mais il y a pas que Dakar.
gox yi nga xam ne dañu am problème mu ndox mais nañ leen gestu lu leen mën a gestu mooy office ay forage ruraux ay Aquatec ak yeneen seen gestion foog ñu auditer ko wax nit ñi lan lañu dugal ci xaalis ci wàllu gestion wu ndox mi lan lañ ci def ak lan lañ ci deful ñu mën a xam ay ca ñu àddu jëmale liñ ko defee sa Ngexox moom noonu la ko defee foofee sa Tiwaawan Abdoulaye Ngalgou moom moo jiite mouvement ànd defar Tiwaawan téeméeri million la génne jox ko jigéen ñax ndaw yi ngir ñu jàpp leen ci wàllum financement ci lu mën a suqali seen i activité su ko defee nag jafe-jafe yu jànkoonteel ñu daal di see am ak saafara ñu teewlu ay kàddu mbax mbéytaal xuma man sama candidature wax naa ko ci kanamu Sénégal yëpp wax naa ko ci kanamu président Macky Sall wax naa ko ci kanamu xalifa bi noonu laa ko waxee ci kanamu waa Tivaouane yëpp élection yii nag élection locale la waa Tivaouane ñooy tànnal seen bopp te man jàpp naa ni fii ma taxaw incha allah bu ñu yàlla dimbalee dinañ ci xuus dinañ dem ba tànk liñ bëgg amuñu ko duñu bàyyi incha allah. tey nag on est à 6 mois des élections moo tax ko joxoo bu bari waaye ñun bu ñu xam ba ñuy taxawu Tivaouane boobu kenn waxagul waxi élection. dañuy desandi Abdoulaye Ndiaye Ngalgou ndax mu ngay ñaawlu jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku sa gox ba wàllum développement dara mu fa bu dee jikko yi nag Mame El Hadji Malick Sy moom ci boppam def na la mu ca war a def kon nag développement bi ñoom ndawi dëkk ba ci boppam ñoom ñoo ko war a def Abdoulaye Ngalgou ba tey ci ay kàddoom ñu teew. dañuy def benn visite ci marché bu bees bi. condition yi ñu fekkee marché bi te gis naa ni bii waa marché bi yuuxu ñu wane ko ci réseaux sociaux yi dama gis équipe municipale bi jóg dem fa. wane ay caméra filmé mais bi ma demee si marché bi tey jàpp naa li ñu doon wane yëpp ay naxel dafa jot nag nit ñi yeewu tey jii Tivaouane dëkk maam Seydi Hadji Malick bii tëdd jàng defar na jikko yi waaye si côté infrastructure Tivaouane nag manque bari na te jàpp naa ne ñun ñëpp nag bu ñu bokkee ndey bokk bàyyi jiital intérêt Tivaouane incha allah dinañ jëmale Tivaouane kanam. Tivaouane fi mu toll mérité na am beneen xar kanam bu dul bii. ayca le député du peuple Abdoulaye Ndiaye Ngalgou sa Tivaouane. Abdoulaye Ndiaye Ngalgou ci Tivaouane maam. waaw Songo Matar Ndiaye ca Taïba. ca Taïba. ñeneen ak ñeneen ca Faneen. Déthié Fall Saint-Louis ah. Lalaye Fall sa HLM. ci HLM. Cheikh Cissé ca Dagana. Cheikh Cissé ca waaw Cheikh Cissé mii ca Dagana. il faut ñu am gis nga il faut ñu sérieux maam. ci respecter suñu ay nattangoo yi waa Sénégal. mënoo jiite benn localité ay at lu jóge fukki at. ñu dénk la nga jiite ay institution ci biir Sénégal continuer di jiite ay direction am ñaar wala ñetti takkateen ndomba tànk fu nekk même bu nekkul ay opportunité ci wàllu gañe xaalis mais opportunité la yoo xam ni yow da nga koy exploiter parce que nit nga ak sa xel gis nga fas sax boo ko amee comme waruwaay daa ko exploiter. nit ñu tofuñu même boo sàccul itam jox na lay avantage yoo xam ni wax dëgg yàlla fukki at doy na mën nga suqali sax sa gox. mais maire Tivaouane moo jiite woon IPRES moo jiite tey ba tey wàllu dëkkuwaay yi mais na continuer doxal li ñu ko confier mais Tivaouane jiite na ko ay at yu bëri mais na accepter changement parce que defe naa ne xanaa patriote la mais Taïba Songo Matar Ndiaye mi nga xamante ni bi ko xam Taïba Ndiaye xam ni maamam ma Songo Ndiaye moo ko sos muy Taïba ma Songo Ndiaye boobu rakkam moo sos mu nga kër Songo Ndiaye di dëkk ba mu juddoo man mais kenn ëpp ko doole ci Taïba xam na fa la juddoo fa la màggee nañ ko bàyyi mu doxal mais góor gi àlleloo ñaata at fanweeri at ak na juróom-ñaar nga jiite ko benn localité loo fa deful woon wallaahi dootoo ko fa defaat c'est-à-dire que ñu comprendre di def ay changement boo amee ñaari mandat bàyyil keneen doxal Abdoulaye Ndiaye Ngalgou mii nañ ko naka waa Tivaouane mus man xawma ko mais waa Tivaouane ñoo war a mus changement Mbour mus changement faneen mus ay changement mais mënuñoo jël maire xoolal par exemple maire wu Nguéniène nekk maire folleeku ñëwaat nekkaat maire man dama dem ci localité boobu week-end bii passé samedi uniquement pour visiter xool ban maire mooy liggéey gis nga Maguette Sène maire Malicounda dafa électrifié Malicounda traversé Mbour dem Ñanang waaye ñu électrifié ba Rof Birahim loo xam ni ëpp na 100 hectares da ngay taxaw fii Rof digganteem ak Njamaan mutul sax benn kilomètre ay à peu près ay 500 mètres yooyu la courant bi Rof la yem parce que mooy commune bu Malicounda Njamaan amul courant parce que ci commune Nguéniène la bokk amul benn développement nga gis exactement différence bi am ci vision yu maire yi nga xam ñooy doxal mais maire bu mënul ba noppi jiital ba doyal mais naka askan wi folli moom sax moo woon a gëm yàlla follee ko bañ a nekk candidat sortir par la grande porte
Ngaldu daal vraiment moom. benn wax rek la et je le dis je le répète maire. ce n'est pas une profession fonction la bu jeexee jeex na. bu jeexee rek jeex na wàllu politique ñu jàll ci opposition bi rawatina FNR waaye it M2D jot na ñoom nag ñu ngay joxoñ baaraam ji du président Macky Sall nee nañ dialogue politique bi la ñu fa waxtaanee moom ci boppam moo ko njëkk saboté te bëri na ci ay ponk yu nga xam ne ni ñu ngi si doon xaar mu àddu ci te ba fii France daal di xëddeen lu ci mel ni li nga xam ne moom mooy bulletin unique bi ba loolee bokk na ci ponk yi Thierno Alassane Sall ay kàddoom ñu teewlu ko Alassane Balde. dew ma ci njuuj jaaj waaye musul denc ci njuuj jaaj ci gis nañ ko. dinañ yebal ay délégation ñu dem ci kilifa diine yi ak kilifa yu nekk ci réew yuy motal waxal yépp wax ak ñoom. dinañ woo organisation société civile yi ak organisation force vive nation bi yépp. gis nañu que démocratie bi ñu ngi koy faagaagal. comme président nee na moom xamul dialogue te logique boobu mu nekkoon réduire l'opposition à sa plus simple expression moom la nekk ba tey may ñu benn choix lu muy jàmmaarloog moom. mu ngoog opposition bi dafa fas yéene jàmmaarloo président Macky Sall salon du jàmmaarloo oppose nañu dem sur le terrain liggéey nañu dem découvrir coono ak souffrance su population bu Sénégal. du point de presse nañu dem xool manque tabaski nañu dem xool baykat yi seen soble yi lamb nañu dem ci àll bi nañu xool baykat yi ñaata tool mooy booy ñaata hectare mooy booy baykat bu amoon 5 hectares jaay nga 3 yi lekk nga xaalis ba 2 yi la dese mënoo koo bay day booy parce que amoo loo fa def c'est ça la réalité pas ci salon climatisé yi nekk Dakar Sénégal il faut que ñu yeewu aussi découvrir politiciens yi. opposition tanewul pouvoir politicien la seen discours yi la Sénégal yi war a yeewu ñun dañu soxla ay leaders yu crédible ay leaders yi partagé ak ñun li ñu moom ay leaders yu ñàkk a xeeb suñu xalaat te loolu mooy ngay dem sur le terrain arrêtons des ci salon yi. mais di attaquer gouvernement rek. te yow xamoo la mu am sur le terrain tey bu ñu leen laajoon gan anam la ñuy séddalee jiwu ci kaw gi daañu ko wax bu ñu leen laajoon gan anam ki nekk Fongilimi ki nekk Kër Songo Njarmeew nga xam ni 500 francs daf koy tër te dina tabaski dina xottil doomam ban situation la nekk même boo ko joxul di nga ko assister ci wàllu xalaat mais politiciens yi Dakar yi itam faaw ñu dimbali ñu ci liy weñ loxo nguur gi fi nekk APR du toog ci salon yi waxuma xeexi de. mais nga dem découvrir xam li xaw ci village yi. jafe-jafe yi ñu askan wi di jànkoonte. di def say discours ci village yi li nga wax nekk réalité. mais ñu bëri ci ñoom li ñuy wax dañuy sukkandiku ci li presse bi traité mooy nekk seen discours moom la ñuy wax te presse bi li ñuy traité même presse bi ñun am na ci part de responsabilité. da ngay woo benn correspondant envoyé ko benn dëkk du fa mën a dem. non seulement du ko xam mais daf fay tàyyel dem parce que ñoom ñëpp la kilim yeeg ndoxum glace mi jàpp. yàq na leen kaw gi ñu ngi souffrir. ñu ngi jàkkoonte ay jafe-jafe opposition bi neen dialogue bi dañ ko saboté te président Macky Sall moo ko saboté. waaw xam nga dañoo wax loolu ndax dañoo sukkandiku ci ay articles yoo xamee ni tey daf leen na sonal ba pare mu nekk épée de Damoclès ci seen kaw bopp ndax bu ñu xoolee article 29 bu ñu jëlee boobu rek ci biir li nga xam ne moom mooy exposé des motifs bi li ci garaaw yéeme ci mooy gis nga bu ñu la condamné même bu dee 1 mois sursis maanaam tëddoo mais ñu condamné la 1 mois. jàpp 3 mois sursis laa wax loo xam ne doo ko tëdd mën nañ la dañ lay écarter ci élection doo éligible doo mën a voter duñ la mën a voter mais loolu tamit nag il faut quand même que bu ñuy wax na ni dañu am ay acquis démocratique nañu bàyyi di indi fitna boo xam ne jaru ko gis nga Mansour mu ngi ko doon wax fan yële passé naan xelam tey na ci ay élection il n'est pas le seul ndax dinañ dem élection locale d'autres personnes yoo xam ne qui sont de la société civile xam ci wàlluk élection dafa am ko ma ci jokkoon du ma wax turam mais lu ma njëkk wax mooy Birahim je suis pas sûr que élection mën a am ci anam yii ñu ko bëgg a defee parce que ce code électoral là ni ñu bëgg a voté ak modification yi ñu ci indi ça risque de créer une tension supplémentaire boo xam ne kenn ku mel ni Mansour Diop ñu ñaan ñu ko mu def benn délit ñu ne ko 1 mois sursis 1 mois jàpp 3 mois dootul mën a voter duñ ko mën a voter. waaw. parce que loi bi loolu la wax ci code électoral mais c'est dangereux. doy na waar. il faut. xel a ngi téye kon. non dañu nangu liberté askan bi. ndànk-ndànk dañ koy koppati ndànk-ndànk ba yow dootoo sañ dara yow. doy na waar et nul n'est parfait. bu ñu génnewoon ñoom tey seen ay njumte daañu dellu tegaat loi boobu ci suuf. am na yenn njumte yu arrivé nit nga bëgg koo xañ droit civique am. dootul am benn sañ-sañ ci réewam dootul mën a jiite benn yoon. dootul mën a bokk ci ñiy fal benn yoon. mais loolu kenn xamul lu muy teg. lu juum amul sax. ay ca ñaareel pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon.
bàkk ba ci Pape Mante bu daal di teemal kara salaamaaleykum. aleykum salaam Mame Ndiaye. ngay tey alhamdulilah nga jam City. waa ñëpp a ngi si jàmm. ak Dugar. waaw. jaajëf Tëngéej FC Ligue 1 jël na ndam li de. waaw Tëngéej moom macha allah en tout cas waaw fukki at gannaaw nag ba ñu ko taxawalee. kon ñu lay gën a félicité yow tamit. waaw ñun waa Tëngéej. waaw yéen waa Tëngéej franchement parler nag en tout cas Babacar Ndiaye ak coach Youssouf Dabo amal nañu fa nag liggéey bu am solo ba tax na kon Tëngéej FC moom jël na nag championnat bi balaa sax ñuy dem ci nag dernière journée yi niki démb kon na nag la mujjee jël championnat bi gannaaw ba nga xam ne Génération Foot dafa nag def un but partout si digganteem ak ñi di waa AS Douane kon ca samedi moom fekkoon na nag Tëngéej moom daanoon ñii di waa Stade de Mbour ñaari bal ci benn kon ñu jàpp ne nag Tëngéej am na kon 50 points waxtu wi lu toll nag si juróom-ñetti poñ moo dox si digganteem ak Génération Foot te ñaari journée rek moo des kon Tëngéej nag bi mooy première sacram ci Ligue 1 bu football bu Sénégal jàppal na tamit US Gorée waxtu wi nag moo nekk si ndàddek plaque dernière place bi Ñambur bu Louga moom moo ko daan kon benn bal ci dara US Gorée ak 21 points nekk lanterne rouge ci championnat bi ñaari tali nag moom moo nekk ci kanamam kon ñu jàpp nag Jaraaf bu Ndakaaru moom dafa def match nul ak Casa Sport Mbour Petite Côte moom moo daan Seneps Excellence bu Thiès ñetti bal ci Berne Jàmbaar daan ñii di waa AS Pikine ñeenti bal ci dara. ñu dellu di félicité bu baax waat Babacar Ndiaye bu TFC ñoom Seydina ñoom Biram Ndiaye sama doom ji ñoom ñëpp Badou Dia. jàpp nañu ci waa TFC l'Italie championne d'Europe. oui Italie nag ni kiy dem moom tamit moo jël ñaareelu trophée ci nag champion kon nekk champion d'Europe Italie jël ñaareelu trophée gannaaw nag ca teg dóor ya ba mu daanee équipe bii di Angleterre foofu ca Wembley benn nag lañ defoon ca temps réglementaire ya en tout cas trophée bi mu nekk trophée boo xam ne Italie mérite na ko bu baax a baax bu mu gisee nag taxawaayam ci boobule compétition. en tout cas tamit seen coach di Roberto Mancini amal na si nag liggéey bu am solo bu ñu sukkandikoo ci tasxatu xibaar bi di Moustapha Sall ñu teew lay kàddoom. Franchement, je pense que c'est tout à fait mérité suñu xoolee tournoi bu italien yi jot a def ak li ñu jot a wone depuis match de poule yeeg seen match quart de finale contre Belgique ñoom jot nañ tase ak ay kàngam ñu wone ci jom surtout contre Espagne également c'est vrai au tir au but en tout cas suñu xoolee lépp lu ñu jot a wone franchement Italie mérité woon na lii c'est vrai que mun na doon surprise pour une équipe bi nga xamante ne mun nañu fàttaliku 2018 coupe du monde ba ci Russie qualifié wu ñu woon Suède moo leen éliminé woon barrage ñëpp gisoon ni football italien suux na waaw Mancini nag jëlee leen ca pax ba delloo si leen liñ jot a gis ni tey man je trouve que loolu sax moo gën pour football parce que football baax na muy récompenser esprit initiative koo xamante ne day jël ay risques dans le jeu plutôt que benn Gareth Southgate entraîneur Angleterre bi nga xamante ne mu xoolal lu mu yor ci banc de touche mais utiliser wu ko sax. kon ci Copa America Messi jamono ji mën na sañu wax ne yëkkati na trophée bu njëkk bu Angleterre. waaw ñoo def yëkkati na nag trophée bu njëkk jëm ci Copa America seen diggante ak Brésil la woon kon ci guddik samedi jàpp dimanche foofu ca stade bu Maracanã ca Brésil kon nag ñii di waa Argentine ñoo daan ñii di waa Brésil benn bal ci dara but bi nag ku dugal di parisien bi di Ángel Di Maria tax kon ba Lionel Messi nag yëkkati trophée bu njëkk ak ñii di waa albiceleste yi di waa Argentine ñu jàpp ne nag gannaaw ba mu ñàkkee ñeenti final ci atum 2014 mondial 2014 bi seen diggante ak ñi di waa Allemagne la woon Copa America 2007 2015 ak 2016 Messi sax ñu jàpp ne moo nekk meilleur buteur ci tournoi bi nekk tamit meilleur passeur nekk am 5 passes décisives. ñu àddu jëmale ci wàllu basketball sa diwaanu Fatick. waaw ca diwaanu Fatick nag dage bu ministère de l'élevage moom mi la nag di sàkku rek ci doomu Fatick waaye képp foo munti nekk nga ñëw nag jàppale boobule discipline di basketball ak ñii di seen club bi di Fatick basket club bi nga xam ne waxtu wi naam sax ni am nañ ay jafe-jafe waaye nag mu gis ne bu ñu joxantee loxo club yu nekk foofu yëpp dinañ nag mën a bokk ci club yu gën a xarañ ci discipline boo munti gis fii ci réew mi ñu teewlu ci kii di Cheikh Ahmadou Bamba Sarr ak Alioune Badara Sonko. ci pare mais aussi ñëw pour xool ci yan anam lañ nekkee te jot nañ waxtaan xool nañ xam nañ ni am nañ ay difficulté te vraiment ay jàmbaar lañ parce que malgré moyens yu ndaw yu ñu am ñi ngi góorgóorlu ba yegg si fii ñoo jël paie qualifié nañ sax daanaka te match yi jeexagul waaw qualifié nañ te match yi jeexagul war a dem nag tournoi national tournoi boobu moo leen di permettre ñu dem ci beneen catégorie léegi nag ñuy ñaan di woo ñëpp en commençant par le maire monsieur le ministre des sports Matar.
kon Mambay fii la ñuy nag ndax keppe lu jëm ci wàllum xibaar yi ak DAGE bu ministère de l'élevage di Cheikh Ahmadou Bamba Sarr di sàkku rek ci doomu Fatick yi ñu joxante loxo ngir nag lu jëm ci wàllum infrastructure sportive mën a nag dox si seen boobale réew encore une fois de plus félicitations à Teungueth FC. Teungueth FC waaw ñu joxante dig daje bu 12h jotee ak Birame Diadji Touré 13h El Hadji Mouhamadou Mansour Diop jaajëf Pape Mante Mboup di leen fàttali ne kon wala sax xibaar bi nga xam ne ñu ngi ko fi joogo jot mu di ab accident bu metti bu am si RN1 bi fa tolloo croisement Moustaxima Imindine mu di ab soxna bu war a taw si juróom-benn fukki at ak doomam benn camion moo dal seen kaw bu doon dem sa Tamba nee nañu nag moo dal seen kaw ñu doxe fa ñàkk seen bakkan ñooñu dañu jóge woon sa benn village bu ñuy wax Njaabi